Ay, uy, sama ndey, uy, ay, ay. Uy, docteur, lu ma dal, uy, ay. AMZIC, l'esprit solidaire et de leadership du centre conseil de Rufisque, un service adapté aux besoins des jeunes. Alors mbokk yi xarit yi comme niñ koy faral di defee saa su ne tey ñu ngi fi nga xamante ne moom moo di Fass toujours dans le cadre de bien faire si li nga xamante ne moom moo di Covid 19 bi waaye tamit nag li si gën a neex mooy que ne tey dafa am koo xam ne dañ ko daal di seet si spécialement ngir weccoo ak moom ay xalaat par rapport ak li nga xam ne nag moom moo fi daal di xew. alors ni ñuy def rek mooy que ne nag dañuy daal di xuus rek daal di leen jox li nga xam ne moom moo di kàddu gi rek ñu daal di àddu si mbir mi. ay ca mon ami nuyu naa la ziar la bu baax. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay nuyu di la dellu ziar di la wax ne li ñu def nii c'est un acte boo xamante ni c'est acte citoyenneté la je crois bien que ni lii la ñuy xaar ci citoyen un citoyen modèle quoi am nañ ci satisfaction parce que kenn toogul seetaan nañu suñu yaay yi ak suñu tante yi ak suñu maam yi ak suñu papa yi ñëpp ñu ngi fii te jàpp nañ ci soutenir nañ ci ñu ngi ñuy buux même bu ñu ñëwul sax ñoo ngi ñuy buux ak seen loxo pour ñu avancer jëm ci kanam donc li nga xamante ni nag waa Barada def ngeen ko vraiment c'est un acte de noble ñu ngi koy rafetlu di leen ci remercier waaw président Bourou Xeer donc ñu ngi leen di remercier ci acte bi ngeen def nii acte de noble la vraiment merci beaucoup parce que boo dee xool Fass Aynoumane ak Fass Barada benn la woon benn équipe bu football moo fi amoon man bu may fàttaliku bi may nekk booy Barada ak Fass benn la woon quoi amul woon xaaj ak seen donc nag àdduna mooy gudd tànk te garab ci kaw lay fekkante quartier yi màgg ñu dem ba nga xamante nii ñii dañuy am seen yëfi bopp ñii am seen yëfi bopp mais ñaari équipe yëpp ñaari koñ yëpp benn lañ ba léegi ni parce que lien familial cordon ombilical boobu nga xamante ne moom moo ñu boole woon jusqu'à présent ba tey jii nii mu ngi dëgër suñu diggante te ñoo ngi feddali suñu wóorlëre ak yéen di leen wax merci beaucoup jërë ngeen jëf merci beaucoup. bala ñuy campé li nga xam ne moom moo di décor bi gis nañ itam que ne yéen a ngi dugg si li nga xam ne moom moo di maanaam cadre de vie amal li nga xam ne moom moo di set setal mais au delà set setal dafa mel ni tey am na ñoo xam ne dañ leen daal di soutenir par rapport ak acte bu nice bi nga xam ne moom ngeen di def. bien sûr suñu kilifa yi ci koñ bi seetaan nañ ñu vraiment naam autorités yi ñëwuñ ñu mais suñu kilifa yi nga xamante ne ñoo ngi dëkk ci koñ bi mooy suñu yaay yi ak suñu papa yi ñoo ngi ñuy jàppale ñoo ngi ñuy buux ñoo ngi def seen doole ñoo ngi def seen xel ñoo ngi def seen xalaat te loolu ñun loolu lañ ciy xaar kon donc mënuñu def lu dul rafetlu ko di leen ci wax ne leen jërëjëf nañ jàpp gën a bañ a bàyyi rek ça va ça ira et puis lépp dina baax incha allah rabbi. merci beaucoup Aïcha mu ngoog xam naa li ñuy def mooy que ne itam daal di jox kàddu gi rek ñi nga xam ne itam ñoom it effectué nañ le déplacement ñu àndandoo ki nga xam ne nag moom moo di Pape Ndiaye alors mon ami yow tamit nag ma daal di la bàyyi rek nga daal di addu si mbir mu nice bi nga xam ne. waaw salaamaaleykum avant tout maa ngi nuyu yéen ñëpp di rafetlu initiative bi nga xamante ne nii waa ASC Guy Salane jël nañ ko comme que ñun bon dañoo nekk ay quartiers yoo xamante ni dañoo taxaarloo foog rafetal am fa quoi donc c'est dans le cadre du bon voisinage moo tax ñu ne ñu yëgal ñu dañuy def benn set setal seen koñ ñu ne pourquoi pas en tant que ASC Jakaarlo par le biais de son président monsieur Boulkhère Fall ñoo benn ak indi suñu contribution ci journée bi maanaam indi leen ay masques yoo xamante ni na leen permettre à ce que bu ñuy defati activité wala bu ñuy génne nañ ko mën a takk ak yooyu noonu comme que ren gis nañ ne tam nawetaan amul aussi c'est-à-dire yenn actes yi moom moo mën a fësalaat ne carrément le mouvement associatif n'est pas un mouvement sportif kese c'est-à-dire fépp la war a laal socialement culturellement dafa war a ñëwaat te gis nañ ne boobu ba léegi bu ñu nee nawetaan la gars yi ci football lañ ko yaakaare woon mais genre activité yi dafay baax pour ñu wonewaat ne carrément le mouvement nawetaan du nekk mouvement boo xamante ni football kese la dafa war a ñëwaat ci yeneen aspect yoo xamante ni gars yi moom lañ ko xamoon auparavant boo xoolee Tëngéej dañ naan c'est une ville culturelle mais gis nañ ne carrément bon ay années ngi nii Tëngéej culturellement dafa dee te dans ce genre activité yi nag dañ ko war a relancer waat niveau bi ne leen carrément kat nawetaan lii ak lii moo ko tax a jóg te lii defe naa ne lii firnde la tey bi nga xamante ni mooy gars yi comprendre nañ philosophie nawetaan comprendre nañ lan mooy nawetaan comprendre nañ lan mooy mouvement associatif génn dajaloo doon benn mën kaa xeex feebar bi tamit ñi nga xam ne ñoo si nekk c'est-à-dire communauté bi rek moo ko mën a xeex c'est-à-dire la réponse communautaire moom mooy la meilleure réponse bi nga xamante ni moom nañ war a joxe pour à ce que ñu mën a xeex jàngoro ji moo waraloon ñu ne comme que loolu la nañ ñëw fii apporter suñu section même bu fekkee ne ndaw na sax ñu ñëw c'est l'acte est symbolique quoi ñu apporter leen que ne leen carrément ñu ngi leen di encourager si lu ñuy def nañ jàpp rek te bañ a bàyyi loolu mën ne woon taxawaay loolu mën ne woon teewaay bi tey fii nii
donc mu ngi noonu xam naa rek dañuy daal di continuer li nga xam ne moom moo di mbir mi rek ndax bëri na loo xamante ni tey maanaam waa koñ bi ñu ngi koy def rawatina waa Fass lépp rek di setal gox bi waaye tamit nag mbas mi nga xam ne itam ñu ngi si daal di contribuer bu ko defee nag mu bañ a am fi nga xam ne moom moo di Fass parce que kenn ku si nekk nag sa gox comme ni ñu ko waxee rek yaa ko mën a sàmmal sa bopp donc opération takkal sa masque itam gis nañ ne ñoom itamit def nañu ko waaye tamit nag li ñuy wax rek cadre bi nga xamante ne moom moo di seen cadre de vie ñu ngi koy amal li nga xam ne moom moo di entretien bu am solo donc ñu àndandoo sama jinne caméraman rek ñu andiwaat image yu yoo xamante ne ni tey képp ko si gis rek di nga am lu bëree bëri daal di nga ko si daal di jàng. waaye tey ji yàlla rek mu mën a sauver way man sànku naa docteur wax ma lu ma dal dafa mel ni dama pali wax ma bu dee dama corona way man sànku naa docteur wax ma lu ma dal dafa mel ni dama pali wax ma bu dee dama corona. Voilà, nous sommes avec le maire de la commune de Rufisque Est donc muy monsieur Albin Ndoye moom itamit nag ñëw bàyyi ay yitteem contribuer pleinement si li nga xam ne moom moo di activité bi alors monsieur le maire nuyu naa la ziar. Et je pense que depuis un certain temps dynamique boobu la ñu gis muy juddu à Rufisque et c'est important parce que les autorités locales que nous sommes mënuñu def lépp et surtout am na situation yoo xam ne boo amee foog population yi dugal seen loxo sur ce plan là vraiment la ñuy saluer seen geste parce que gis nañu jeunes yu bari ñu ngi commencé di jël initiative di dugal seen loxo ci dara léegi autorité bu fa ñëw mën leen jàppale. C'est dans ce sens-là bi ñu yëgee ne dañuy def lii aussi ñu am lu ñu ci participer mais tey dañ doon jaar gis leen liggéey bi ñuy liggéey ñu xam ne il faut que ñu taxaw encourager leen féliciter leen mais rax ci dolli aussi gis nañ ne li ñuy def dafa des ay moyens moyens yooyu nag bu ñu gisee ay opportunités pour mën a jàppale leen ci moyens dañ koy def et sur ce plan-là sax damay remercier le président du collectif des quartiers de Guy Mouride Pape Konaté ñoom ñi nga xam ne dañu nekk dans la même opération di def ay remblais au niveau de leur quartier am un dispositif bi ma ko woowee léegi wax ko ne que ñii war nga leen jàppale au moins sur 2 camions daf ne amul benn problème il va mobiliser ces camions pour ñu ñëw te xam nañ ne Guy Mouride c'est à Rufisque Est donc ça veut dire que Tëngéej benn la c'est indivisible. Sur ce plan-là je pense que dañu leen di encourager di leen féliciter et vraiment encore une fois ñu ngi leen wax on est tous derrière vous que maire bu fi mën a ne muy est ouest nord dynamique yu mel nii bu ñu ko gisee dañ ci jàpp donc ñu ngi leen di encourager bu baax. alors le message fort bi nga xam ne bëgg nga ko lancer également aussi bu ko defee itam askan bi man si bàyyi xel bu baax a baax rawatina mbas mi. waaw mais message fort bi mooy actuellement ñu ngi nekk ci mbas mi ñu digle. Vraiment ay digle yoo xam ne yi moom la nit les gestes barrières moom la nit ñi war a jëfandikoo et je pense que ñoom tamit seen liggéey mu ngi ci loolu xale yi nga xam ne ñoo fi ne ñu fexe sensibiliser leen aussi ñuy sol masque parce que j'ai remarqué que mag ñi rek ñooy takk masque alors que xale yi aussi war nañ leen ñaax ñu takk seen masque mais aussi attroupement yu metti aussi ñu éviter que sur ce plan là je pense que bu fekkee ne li ñu wax di laxas suñuy loxo ji mel noonu ñu ngi koy respecté yaakaar naa ne mbas mi dina génn Sénégal donc foofu la ñu gën a insister surtout les enfants yi nga xam ne bon boo leen gisee ñu ci ëpp mooy xale yi fi nekk soluñu masque ñu gën a insister pour que ñu jël masque yi quoi. En tout cas daal am nañu mbégte trop jaar bi ñuy jaar fii ak li ñu fi fekk dafay wane ne rek au niveau de Rufisque am na benn dynamique buy jóg boo xam ne bi ni jël nañu conscience que ne autorité muy état muy collectivité locale ñoom ñoo ci war a jàpp pour que affaire bi jëm kanam. docteur wax ma lu ma dal dafa mel ni dama pali wax ma bu dee dama corona dund bi may dund amatul si man benn cafka ndax asamaan bi fim ne fu doon taw yi xaalis mun moo bokk si ñu koy capté ndax fajul sama gàcce sama coono munu ko wàcce may laajte ba xam ndax am chloroquine bi mun na ci dara docteur tesel ba xam mbaa nga jéem ko xoolaat ndax sama jëmm ji su ma koy xoolaat day mel ni bés bu yàlla sàkk dafay gën di tawaat wuy aade wuy faapa mais ñaaxaa noo foog séeréer noo foog Afrique faj yaa xaw ngeen ko nag tam ma bi mooy léegi waxoon ni suba dañu fi yóbbu préparé dem wax li mat ñu koy xalaat
du ñëw rek ñu ko ko nga xalaat naanoo ko defee di nga si mën a génne yu bari yoo xam ne dana am njariñ waaw loolu nag mooy damm waaye ni fa tabarakallahu nii rek lañ ko bëggee parce que it lu amul ndaw dañ si am yaakaar waaye it lu amul mag it sooxe mën na si am mag a ndaw waaye nag liy yor dëkk dëgg li koy doxal dëgg mooy ndaw ñi daal mooy yaakaar mag ñoom xalaat rek la ñu am waaye ndaw yi ñoom ñooy yaakaar su ko defee nag yàlla leen si yàlla di dimbali mbooloo daal moom ki mooy doole boo leen bëgg am doole da ngeen di boole seen i xalaat boo leen boole seen i xalaat boole seen i xol nag boole xalaat yi boole xol su ko defee rek yàlla mën na ñu doole su ko defee ne yal na yàlla dimbali ñu kontaan ne si ñun lii rek la ñu bëgg ndax man sax ba ma nekkee ndaw si njóobeen gi daaw ma seetaan lu fi war a yàq garab yi fi ne yëpp maa leen daan taaye ba am na sax ñu ma daan oo pour ma taaye leen seen garab waaye it du ma ko taayi dama dem taaye fee ndaxte man naka jëkk doo ma si bëgg daal defar ba bu baax nag dafa baax waaw dafa baax te iti loolu yow sa njariñ lay doon njariñ ñi ñaneen loolu tuyaabul la tabaarkalla bon nag yàlla na ko yàlla mottali rek feebar bi ñuy wax it comme ni ngeen ko waxee nag ñu bàyyi si xel parce que ni ñu ko waxee daal dañ ne daal feebar yi mag ñi la feebar yi kem que nag feebaru mag ñi la yéen ndaw ñi nañu faral di moytoo di jox loxo mag ñi waaw parce que nit di nga ko jox loxo du xam nu ma la def mu jox la loxo waaw te yow man nga si génne yow li la si génne si mag ñi bu ko defee nag loxo yooyu nañu koy téye bu ko defee ñu fonk masque yeeg distance yeeg yooyu fa tabarakallah ñu ngi leen di gërëm di leen sant xanaa ñuy def ñaan rek auzu billahi min shaytani rajim بسم الله والمزامير فاز من مات بالتوحيد ودعا بسبيل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق النازل بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين fu doon tawee xaalis mun ma bokk si ñu koy capté ndax fajul sama gàcce sama coono munu ko wàcce may laajte ba xam ndax xam chloroquine bi mun na ci dara docteur tesal ba xam mbaa nga jéem ko xoolaat ndax sama jëmm ji su ma koy xoolaat day mel ni bés bu yàlla sàkk dafay gën di tawaat wuy aade wuy faapa mais ñaaxaa noo foog séeréer noo foog Afrique fat yaay maa koy moytoo góor maa koy moytoo wallahi injir no maa ko ref te moo ngi tas loolu moo gën a métti buur lool la ko nga am liberté buur ba pare borom xel yi d'accord ak yow. loolu góor waru ko nangu. doo am sax liberté. nee na yow nga toog pendant 24 ans yoo xam ne borom xel yëpp dañ la ŋaañ quoi. ba pare boole suba pour nootaat la encore. waaw loolu dafa diis quoi. waaw dëgg moo tax normalement booy génn rek. boo yàlla defal la benn kam. bëgg nga dab waa dund gi su lu bari daal. mais ki lay conseillé naan li ngay daboo sa dund. du si raw am yàlla te def ko si sax. incha allah benn borom xam-xam moo ko waxoon benn politicien mu ne ko dama lay jox benn conseil. mooy loo mën a def rek bu julli jotee def ko rek dem continue. loolu mooy bénéfice lépp. dëgg bu wér parce que loo am si àddina rek. am yàlla moo ëpp doole. mais ki la ëpp na ci yàlla kay moo la ëpp doole sax. voilà ëpp la alal ëpp la mën. ñun nag dañuy séentu ne am. dëgg la mooy alal. waaw mooy alal fekk na du alal. benn aarif nee na ki ndeyam liggéey dëgg. mooy koo xam ne fu mu jaaxee rek xolam dem si yàlla. ñu ne ko waa kan moo gën a baax ay waajuram mu ne mooy kii fexe ba ku ko gis rek bëgg ko jur. ñu ne waa kan moo ëpp wërsëg si nit ñi mu ne mooy ki am yàlla. kon yëpp yàlla dafa delloo lépp si bopp. donc kon affaire du ay xaalis ay affaire noonu léegi nañu teewluwaat suñu bopp jaamu yàlla lu ñu rëccu dara rëccu parce que tant que yaa ngi doon loolu da ànd ak sa xeer dara rëccu moo tax nag keroog bi ñu toogee ba ay ñoom El Hadj Mbaye Jonga ak ñoom commissaire yooyu ñu seet yooyu yëpp tamit dafa si lépp quoi donc kon yow macha allah ñi setoon sax mën nga leen gën a set daal
kontaan nañ daal macha allah si taxawaay may sëqat di jooy am jafe-jafe noy mbaadu li may corona lal buñ may tëral ni may xool ñi ma wër sóoru ma ko woon bi may tërërëri di wër sama dëgër bopp tax corona bi daal di may tër li ma gën a metti ñi ma dool naana ndol caay ay ca mu ngoog donc mbokk yi xarit yi gis ngeen depuis sànq image yi nga xamante ni nag moom lañ doon wax rek que ne képp ku ko gis rek dina am lu bëree bëri loo xam ne dañ ko si jàngat ay autorités yu mag a mag a mag di ñëw bokk si li nga xam ne moom moo di activité boobu waaye si kaw loolu itam suñu doyen tey moom la ñu daal di àndal moom itamit nag je pense qu'il est mieux placé à ce que mu yëkkati kàddu par rapport ak acte bu nice bi nga xam ne moom la ñuy def toujours dans le cadre de bien faire moo doyen nuyu naa la ziar la bu maa ngi lay nuyu di la sant maa ngi tudd Ibrahima Diaw. Donc bon, je suis né dans ce quartier où j'ai grandi et j'ai maintenant 66 ans. Et donc je suis peut-être une personne ressource qui pourrait peut-être vous donner les informations dont vous aurez besoin. Alors doyen tey ñu gis ne quartier bi ñu ngi fi initié lu rafet ñëw di ko nettoyer waaye ba noppi itam bokkaat si li nga xam ne moom moo di Covid 19 bi di si participer pleinement alors tey en tant que doyen nga yeewu gis quartier bi ay jeunes engagés wu di def li ni mel ban sentiment de satisfaction ngay daal di am. Non lu ma neex parce que franchement hier démb rek ñoo def benn réunion à l'école pour la mise en place du comité de veille. Et c'est là où Sadir Sissoko, le président de l'ASC Guy Salane, m'a expliqué et m'a dit que tey am na benn opération boo xam ne dañ koy def fii dans le cadre de la lutte aussi contre la Covid. moo tax ma ne ko woon boo ñëwee nga woo ma pour que je vienne assister donc depuis 9h maa ngi koy déglu mais dama toog ba léegi ma ne xaaral ma ñëw mais vraiment lii du ma neex la parce que Fass dafa nekk quartier boo xam ni quartier bu mag la. Il y a des milliers d'habitants et on a senti et on le dit franchement relâchement bu ñu jaaxal bu ñu tiital sax par rapport aux jeunes par rapport aussi aux personnes qui traversent le quartier les gens dafa mel ni masque bi daal fulaaluñ ko faydaluñ ko affaire bi daal métti nañu ba démb rek su ma diggante ak yàlla ñu ngi def réunion avec Solidarité Rufisque. C'est toujours dans ce cadre-là de lutte contre la Covid. Mag là, j'ai 66 ans, donc je suis une personne menacée. Et donc, si on permet aux jeunes de comprendre le danger bi feebar bi am vraiment dinañu am lu ñu neex et c'est une action comme ça vraiment de participer si loolu neex nañu te vraiment yàlla na jëm kanam ñu ngi leen di ñaanal yàlla na jëm kanam. mu mel ni itam jeunes yi comprendre nañ que ne cadre de vie bokk na si li nga xam ne moom la ñu war a mën a gën a respecter ndax nekk na loo xam ne bu setee rek xel dina mën a dalandi rawatina mbas bi nga xam ne moom moo présenté wu. waaw loolu nga wax mën naa ko confirmer déjà que même Fass amoon nañ initié woon nañ fi avec les femmes du quartier. dañ naan def chaque week-end dañ naan bale bu mu set j'avais même mis des photos dans le net dans Facebook c'était les Yvonne les Magou Gueye et les autres là ñu ko initié woon et j'avais mis ça il y a 3 ou 4 ans dans le net wane des photos pour maintenant que ñu mën jéem a modéliser ça dans les autres quartiers de Rufisque et boo xoolee on a un quartier très bien lotissé urbanisé bon on a un problème d'assainissement assainissement bi mooy le problème des eaux usées l'évacuation des eaux usées mais sinon sur le plan de la cohésion sociale Fass est déjà vraiment un exemple et en témoigne ce que vous voyez ici bon donc li ci des rek mooy une mobilisation beaucoup plus forte pour que nit ñi xam ni vraiment li ñuy xeex ni c'est quelque chose de très grave hein, qui ébranle tout le monde. Tout est à terre, l'économie est à terre. Moi, je suis un agent de l'hôtellerie, du tourisme. Et je me rends compte qu'au Sénégal, on parle de 225 milliards de pertes dues au tourisme. Et ça, c'est seulement un secteur. Hein. Donc, waxtuma la yeneen secteur économique yi nga xam ni qui en souffre. Donc, vraiment, def lii pour faire bi jóge fi rapidement pour que l'économie puisse redémarrer. On ne demande pas mieux. Ça c'est sûr xam naa ni ñuy def rek mooy peut-être message fort bi nga xam ne bëgg nga ko def bu ko defee itam population bi gën a am taxawaay si li nga xam ne moom moo di mbas bi la. Bon léegi dañuy monter benn comité de veille je crois que la réunion c'est après-demain mardi à 17h à l'école dama bëgg rek population yi ñuy dégloo kii bi xam ni am na ay jeunes qui vont aller vers eux waxtaan ak ñoom sensibiliser leen mais aussi ku fi romb takkoo masque bu ñëwee ne la takkal masque wala bu ñu am ñu may la masque nga takk ko
nga xam ne dañ koy def dans le cadre juste de lutter contre la mais toroxaluñ la et j'ai même dit aux jeunes que nañ ko def avec beaucoup de diplomatie aller vers les personnes leur dire que kat vraiment li ñu bëgg mooy ngeen takk seen masque pour vraiment éviter d'être malade. Voilà, c'est surtout ça que je veux vraiment lancer comme message fort pour que les gens comprennent que les personnes qui vont venir vers ñoom waxtaan ak ñoom dans le cadre de la maladie, de la sensibilisation et leur demander aussi souvent de porter leur masque defuñu ko pour leneen, il y a rien de méchant, au contraire. C'est pour penser à leur santé, c'est pour penser à vraiment que ñu xam ne lii lu métti la te yàlla na si yàlla musal. ziar la bu baax donc tey li ñuy wax rek par rapport ak li nga xam ne moom moo di mbas mi gis nañ ne Papa Ndiaye àndandoo comité bi ñuy def geste bu nice alors tey bu yan kàddu ngay daal di yëkkati rek jëmale ko si ñoom. vraiment bi ma leen nuyoo remercier leen bon mën naa ne vraiment acte la boo xam ne ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax à sa juste valeur vraiment parce que actuellement nii ak fi ñu toll ci Sénégal ak mbas mi fu mu toll bu ñu gisee ay nit ñu déterminé taxaw engagé wu pour def benn lutte contre la Covid 19 dañ ciy kontaan vraiment ñu ngi leen di encouragé bu baax a baax di leen remercier di wax ne aussi ñëpp nañu war a def exemple la à montrer exemple la boo xam ne dañ ko war a def pour ñëpp gis ko parce que aussi actuellement nii li fi nekk nii ñu ngi ko mën a jëlee vraiment ñu ngi leen di gërëm di sant vraiment loolu la amoon ci en résumé li ma leen di wax quoi. message bi nga xam ne moom ngay sànni bu ko defee itam askan bi ñu gën a am dëgër laay par rapport ak li nga xam ne moom moo di xew. waaw ñu lancé la population mooy ñu góorgóorlu si les masques si les gestes barrières fu ñu mënti nekk dañu takk seen masque seen i masque gel bi aussi dañ koy laal nañuy raxas pour au moins ñu mën a xeex feebar bi ndax feebar actuellement nii mu ngi si dëkk bi te am na te mu ngi rey vraiment loolu la ñaan ñu gën a góorgóorlu gën a respecté li ñuy wax li médecin yi wax ne nañ ko def naka ñëpp defandoo. yi ma jot a xàll ndax xaw ma kan laa ko wàll kan moo ma ko wàll kañ la ma ko wàll kan la ko wàll daanu ma takk masque daanu ma laal saabu dañ sëqati solli fu nekk ak fi ma ko soobee waaye tey ci yàlla rek mu mën a soobee. ayca donc ba léegi rek si li nga xam ne rek moom la ñu nekk di def gis ngeen ne depuis sànq ñu ngi sillonné di dugg fi nga xam ne moom moo di si biir kër yi di joxe li nga xam ne moom moo di masque yi donc loolu mu nekk opération takkal sa masque waaye mbokk yi xarit yi xam ngeen ne quartier bu ñu dem am na li nga xamante ne moom moo di conseil des quartiers alors ñu ngi ak ki nga xamante moom moo di le vice président moom itamit nekk mu fas ne addu jëmale ko si geste bu nice bi nga xamante ni tey Papa Ndiaye ak ay xaritam yi ni mel moom la ñuy daal di def alors mon président nuyu naa la ziar la bu baax. maa ngi lay fay yéen aussi di leen tatagal parce que lii aussi c'est des initiatives à saluer donc am organe de presse boo xam ne dafay dem ci coin et recoin xam ne lutte bi ñu nekk stratégie communautaire la ngeen di ñëw ci communauté bi déjà dañ leen di saluer di leen remercier et di leen féliciter ci initiative man nag maay Abdoul Aziz Diop di vice-président conseil de quartier de Fass. alors vice-président par rapport ak conseil des quartiers bi gis nañ ne nekk na loo xam ne lu am solo la ndax for nañu si wéewu béy par rapport ak activités yi nga xam ne aussi moom ngeen di def mais bu ñu ñëwee si li nga xam ne moom moo di mbas mi bëggoon nañu xam tey ana ban taxawaay ngeen daal di am rek par rapport ak accompagnement beex yi ni mel. waaw en fait ñun depuis le début depuis le mois de mars ñu ngi sur le terrain donc defe naa bii mooy 3e distribution de masque bu ñu def tey Papa Ndiaye ak ay xaritam ay passoires lañ wane nañ ne ay passoires lañ te li nga xam ne aussi moom la ñu def associé nañ ci ñëpp donc dafa nekk stratégie boo xam ne stratégie bu rafet la bu ñuy saluer la et que bu ñëpp war a jël exemple donc Fass c'est un quartier boo xam ne gis ngeen ni mu mel nii boo ko gisee nga xam ne œuvre yi fi am yëpp fi ngeen taxaw ni tey ji waa Fass ñoo ko defar donc alalu waa Fass la initiative bu waa Fass la xalaat waa Fass jàkk ji nga gis nii aussi initiative bu waa Fass la waa Fass ñoo ko def donc bu lii ñëwee dafay nekk une surprise donc ñun dañu dépassé nekk ay habitants rek dañ nekk bokk ndek baay donc koo gis rek xamante ne ñun ñëpp donc kii bu ñëwee def lii tey jii dafay indiwaat beneen enseignement parce que day wone ne nit kat yàlla mën na ko may jaar-jaar mais mu dem ci jaar-jaar boobu yàlla dimbali ko ba mu war a nekk un sauveur parce que ndaw yi nga xam ne nii dañu war a jël yoon boo xam ne nii yoon bu tegginewul la tey jii moom ne mën na nekk jiit boo xam ne wane na leen moom mii kat foofu war nañ ko mën a may
Donc nous, pour nous, c'est une chance d'avoir Papa Ndiaye aujourd'hui. Parce qu'il va nous aider à éduquer nos enfants. Parce que lui, reconversion, mënu ko gën a rafet. ñëw nga dugg nga ci kër yëpp waxtaan ak ñëpp jël say initiative ne kat dama bëggoon ñi ma bàyyi woon sama carte rafet na ma fekkaat que ni man kat am naa un surplus moo ci war a yokk accompagner leen donc ñun ñëpp dañuy bokk tey ndey ak baay accompagner ko jàppale ko ci réinsertion mais aussi mu jàppale ñu si xale yi nga xam ne ñoo doon jàpp mais aussi jàppale ñu aussi ci lutte bi nga xam ne ni moom la Fass waaye yëpp di def ñun ñëpp ñu àndandoo. alors si conseil de quartier bi ba léegi ñu gis ne am na benn pàcc bu am solo boo xam ne dafa mel ni da ngeen ko jox gëdd muy suñu cadre de vie yi ni mel pourquoi est-ce que ngeen jox ko autant de confiance maanaam gën ko jox li nga xamante moom moo di dayoom ngir changer li nga xamante moom moo di cadre de vie. En fait on a dit que dañu am ay administrés am ay administrateurs mooy suñuy maire yi ak suñuy état mais on a vu que suñu maire yi amuñu ay moyens suñu état yi aussi des fois am na foo xam duñ fa mën a jote donc moo tax ñun ñu nekk ndaw juddoo ci quartier bi jox ñu lépp ñu jànge fi quartier bi éduqué ñu bénéficier wu ci lépp ci quartier bi tey jii bu ñu yàlla mayee ba ñu toll fii war nañu mën a delloo njukkal quartier bi ak ci situation bu mu mën a muy côté environnement muy côté sécurité muy côté assainissement muy côté yëpp tey war nañu mën a ñun waa Fass booloo nekk benn takk suñu ndigg jàppale suñu quartier mooy jàppale suñu environnement parce que bu environnement bi setee santé bi day gën a yomb tey jii bu environnement bi setee tey lépp dina yomb léegi ñun loolu c'est retour à l'envoyeur parce que loolu si ñun lay delluwaat moo tax ñun ñu am prise de conscience boobu bu ñu defee état fekk ñu si voilà. alors le message bi nga xam ne bëgg nga ko lancer. bon le message bi mooy di wax waa Fass yëpp ne leen lii Papa Ndiaye def tey waa Fass yëpp rafetlu nañ di lancer aussi waa Fass ne leen waa Fass créé nañ un comité de veille boo xam ne ni ndaw ñi lañ ci soxla ñu jàppoo koñ yëpp di seet li nga xam ne moo jariñ suñu quartier ñu di ko def te duñ si xaar kenn loolu daal mooy le mot de la fin li nga xam ne lancé naa ko waa Fass yëpp di leen wax ne amul lenn lu dul bokk ndey ak bokk baay moo ñuy jariñ lu dul loolu du ñu jariñ. ayca ba tey rek gis ngeen opération takkal sa masque bi nga xam ne moom la ñu nekk di def àndandoo si ak ki nga xam ne moom moo di Papa Ndiaye et ses amis alors mu mel ni tey ñëw nañ fi nga xam ne rek moom moo di suñu fii est-ce que du ma jaaxle ñoo fekk gars yi def li nga xam ne ni moom moo di peut-être seen petite pause ak dimanche bi ni mel alors mes amis Papa Ndiaye geste bi nga xam ne moom la def tey ñëw si quartier bi am lu ñu fi initié ngeen di ko accompagner di ko si jàppale itam yan sentiment de satisfaction ngeen daal di yëkkati par rapport à geste bi. waaw maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam maa ngi tudd Fodé Diawara dëkk ci koñ bi ñu naan ko quartier Fass vraiment initiative bi dañ koy rafetlu initiative citoyenne la vraiment participation citoyenne la def vraiment ku ci nekk aussi tamit ngay doomu Sénégal lii la ñuy xaar ci yow comme li Pape def Pape dafa wane exemple boo xamante ne dafa wër àdduna bi parce que li mu def nii xam nga dafa daal di rafet quoi sincèrement parce que jamono yi ñu toll nii li muy def nii da ci baax parce que dañ nekk ci jamonoy mbas mu doon benn feebar boo xamante ne ennemi mondial la moo ngi faagaagal fu ne économie wadd nañ xam nga nit yi ñu si bëri yàlla jëlee leen def léegi nag ñoo am ay mesures barrières yi nga xamante ne dañ ko teg mooy takk masque raxasoog saabu raxasoog sel respecter la distanciation sociale léegi nag Pape moom ak ay ñoñam moom ak ay xaritam ay am di jàmm ay sopp ay dëkkandoom ba ci ay jarbaatam biñ amee idée bi ñëw def ko ci quartier bi nga xam ne mooy quartier Fass vraiment duñu mën lu dul rafetlu ko suñu xol sedd na kontaan nañ bég nañ sincèrement Pape daal kontaan nañ bu baax yaag ñi nga xamante ne yéen a toog xalaat ko tëju ci nekk xalaat ko ba am initiative bu noble bi vraiment bëgg ko teg ci quartier Fass lii daal vraiment l'histoire retiendra lii dafa bokk ci agenda Fass lii dafa bokk ci agenda Tëngéej kii exemple la parce que exemple la vraiment lu tax mu doon exemple xam na préoccupation jamono bi ni mu demee xam na réew mi instant bi li fi am xam na monde bi li fi am mooy Covid bi kon nag moom bu duggee ne day sóobu ci Covid bi moom ak ay ñoñam ak ay xaritam ak ay dëkkandoom pour faagaagal loolu mu am 0 cas au niveau de Fass et environ et à Rufisque Nord loolu duñ mën lu dul rek rafetlu ko sincèrement vraiment ñoo ngi koy exhorter moom it
di ko exhorter bu baax a baax a baax a baax fi mu teg tànkam foofu la bu mu ko fa jëlee vraiment il est un modèle boobu nag dañ bëgg mu wéy ba law ba faw vraiment mu doon nit boo xamante ne nit ñi dañuy ñëw di jariñu ci moom ci xam-xam ci ay stratégie mu leen di tegal ci ay conseils ñoom it xam nga ñu mën a ñëw bokkaat ak nit ñi parce que ku ci nekk da nga am sa place ci société bi Pape dafa am place am ci société bi place am moo ngi nii moo tax it muy def ay actes yu rafet sincèrement kontaan nañ bu baax a baax a baax je vous remercie merci. ay ca mbokk yi xarit yi tey ñu ngi fi nga xamante ne moom moo di kër chef de quartier je pense que nag bu ñu ñëwee moom mooy bunt bi parce que nag quartier bu nekk nag am na koo xamante ni moom mooy gérer li ni mel alors papa gannaaw ba ñu la nuyoo ziar la ba noppi dañu ñëw si cadre li nga xam ne moom moo di mbas mi ñuy xeex waaye tamit nag ki ko initié du kenn ku dut Papa Ndiaye bi nga xamante ne tey dafa daal di ànd ndox ay xaritam ñu bëggoon a xam tey en tant que délégué de quartier boo déggee sa quartier ay jeunes jël initiative yi ni mel ana yan kàddu ngay daal di yëkkati rek jëmale ko si loolu. asalaamaaleykum maa ngi leen di gërëm di leen sant di initiative moom départ moom baax na moom lii moom wax dëgg yàlla baax na trop maa ngi commencé nag si Papa Ndiaye mi nga xam ni moom si moom la yëfi dal mu nekk xale boo xam ne xamaa ni xàmmeetu ma man xam naa que man mi nekkoon mag mu nekk xale bu ndaw fii sama kanam waaw di ko ñaanal yàlla lii yàlla def si ndam li mu si yaakaar yàlla def ko di yàlla tamit yàlla na ko yàlla dimbali ba nga xam ne dina duggaat si biir société bi nga xam ne bii moo ko xañoon lii te moo koy joxaat incha allah parce que xale bu baax la ma sa nekk waaw lii nag initiative boo xam ne bu baax la si quartier bi moom mi ko xalaat def ko tamit yàlla na ko si yàlla may ndam parce que xale bu baax man dama koy dégg télévision li muy wax si télévision wér lu baax la donc moom yàlla na ko yàlla fay loolu xale yi si ànd ak ñoom tamit yàlla na ko yàlla fay parce que lu initiative bu baax la koñ bi amul dara mais nag am na ay xale quand même demul si la bokkoon yàlla ko nëbboon làqoon rek di ko defaraat ba mu génnaat nii loolu du dara lii ñëw moo dàq maa ngi koy ñaanal loolu dina am incha allah léegi nag koñ bi moom koñam la lu mu fi def boppam la ko defal xale yi tamit ay xale yu baax la ñu ko dëgg yàlla ñu ngi dégg ndigalu mag ñi di def lu baax si koñ bi yàlla na ko yàlla fay man en tant que chef de quartier mu lu ñaanal leen parce que ñun suñu tool dem na ñun yéen a fi des di leen jàppale bu baax a baax jàppale si koñ bi fan bi may nekk si koñ bi fi moo xale bu tuuti la donc lu bari xam naa ko fi yàlla na yàlla sàmm bu baax a baax yàlla na li ngeen def ni dëgg rafet na yàlla na ko yàlla mottali waaw Papa Ndiaye moom ñu ngi koy ñaanal commencé mi ngi soog a commencé rek mais fi mu jëm moo gën waaw man gis naa loolu yàlla na leen yàlla fay. par rapport ak li nga xam ne aussi moom moo di mbas mi dañuy defaale en même temps opération takkal sa masque donc gis nga moo tax mu daal di yor li nga xam ne moom moo di masque yi le xam naa léegi rek itam dina def li nga xam ne rek moom moo di remise masque yi mais bala ñuy def remise bi bëgg naa itam nga daal di lancer message bu am solo ndaxte nag je pense que vous êtes mieux placé lépp loo xam dafa daal di jëm si mbas mi taxawaay bi jeunes yi war a am surtout. voilà mbas mi problème bi yëpp du mag ñi jeunes yi la base même de ce fléau c'est les jeunes xale yi ñoo war a jàpp xoola xale yu ndaw yi ñii ay vecteurs la ñu xam nga mais amul seen waaye jur yi xam ñu si dara donc xale yu ndaw yi intermédiaires yi ñoom ñoo mën a jël mbas bi en main ñoom ñoo ko mën a defar parce que bu ñu takkee masque rek dañu mën a protéger les vieillards voilà mais ñoom duñ ko def boo leen gisee fii la ñëw di football faale wuñu kenn xam nga problème bi yëpp foofu la nekk kenn mënul fexe ba ñu conscientiser leen ba ñu bàyyi loolu mais nag yàlla ñu ñaan yàlla rek yàlla may leen xel ba ñu dellu si parce que xamaguñu gravité kii bi bés bu ñu ko xamee rek dinañu takk masque ñoom ñëpp incha allah te yéen ni ngeen si jàppee ni di wër bu yàggee rek ñoom ñëpp takk ko incha allah waaw parce que yàlla mooy def loolu yàlla mooy def ay fuite pour mbas la rek yàlla dina ko dindi incha allah bu si xale yi jàppee rek mu dee. ay ci ñu jàll si li nga xam ne moom moo di remise bi Papa Ndiaye ndeysaan. ah xanaa di ko gërëm moom day génn gul sax commencé lii yàlla rek lay ñaan yàlla moo tëdd ko rek bi lay kontaan nañu quartier bi yëpp de par mon nom bi lay ñu leen gërëm lii moom rafet na trop xale la mais nag yàlla baax na jërëjëf man bi may xam Pa Malick kii yàgg na paa yi ñoo na ànd course ak yëpp waaw kii xale bu ndaw la ku baax la yàlla na ko yàlla fay jërëjëf waay kontaan nañ si yéen tànk yi bañ yaram bi tàng may sëqat di jooy am jafe-jafe noy mbaadu li may corona lal bu
may xool ñi ma wër sóoru ma ko woon bi may tërërëri di wër sama dëgër bopp tax corona bi daal di may tër li ma gën a metti ñi ma dool naana ndol caayet te yooyu tamit nag ñu daal di continuer ak yow gannaaw bu ñu joxee li nga xam ne moom moo di remise masque yi ni mel yooyu tamit nag je pense que am na loo xam ne war nga ko mën a àddoo si geste bu nice bi nga xam ne moom la Papa Ndiaye def. waaw dañuy magnifier geste bi Papa Ndiaye def mais di si wax ni dafa am ñetti fànn yu si am benn bi du président ASC mais benn ami d'enfance la bien avant bi doon président ASC parce que man moom ñoo fawandoo ñoo def ñu jàttal suñu ñaari tooy jàttal kon donc suñ tollee foofu ba am yàlla natt lu muy natt mun na waat kon donc ñun suñuy facilité insertion ci quartier bi kenn duñ ci woo jiitu certes mu ñëw fekk mu doon président ASC quartier bi yoo xam ne tey jii moom ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko bokk kon donc dootul président ASC bi mais ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko mën facilité insertion ba nga xam ne tey jii dootul am xàjj ak seen kenn dootu xoolee beneen bët bi nga xoolee ndaxte natt moom natt la yàlla moom su moom conscience nga xam ne natt la kon donc ñun moom dañuy fexe la ñu koy facilité insertion waaw. par rapport ak titre bi nga xam ne moom nga yor muy président ASC je pense que itam da siy baax à ce que ñu am benn stratégie de communication boo xam ne peut-être war nañ ko mën a def bu ko defee itam jeunes yi ñu gën di leen mën a conscientiser yi ni mel alors par rapport ak loolu ban accompagnement peut-être ngeen daal di xalaat ngir jeunes yi ngeen mën leen occuper bu ko defee itam ñu mën a bàyyi xel ne am na leneen loo xam ne war nañ ko mën a def moo gën peut-être ñàkk solo yi nga xam dañ koy faral di def. waaw certes ASC bi commencé woon na def ay jéego bien avant lii di am ASC bi fexe na woon na ba équipé école Fass nga xam ne parce que reprise de tout moo amoon ASC bi demoon na yóbbu fa ay masque ASC bi dem na si jàtt ji nga xam ne jumaa ji xam ne fi nekk yóbbu fa ay gel yóbbu jox ay membre bi ay masque pour ñu fay jullee def fa benn bërido bi fa nekk ak école bi yëpp ASC bi initiative ASC bi mais donc comme feebar bi dafa doon relancer waat pas plus que hier ASC bi rewaat na pour monter benn comité de vigilance donc loolu jéego boobu Pape Ndiaye daf ñu si fekk daf ci gën a dolli rek mais ASC bi loolu mënut woon. loolu c'est à signaler muy comité de vigilance boobu noonu je pense que loolu day ñëw si yenn questions yi nga xamante ne ni mu ngi fi muy sécurité beex muy environnemental bi surtout côté environnement ñu relancer aussi loolu cadre de vie bi nga xam ne tey gis nañ ne vraiment que ne comprendre ngeen que ne war nañ ko mën a jàpp bu baax du ma tay di ko wax saa su ne alors message bi nga xam ne bëgg nga ko lancer jeunes yi surtout moom lay wax ñu sensibiliser leen parce que ñu gën a xam ne environnement dafa nekk loo xam ne dañ ko war a sàmm. waaw moom laa lay wax si sama début yi ma wax. parce que là déjà mbas mi mooy initiative affaire bi mais soo jiwee bi mbas mi xale yi jot nañ pour def defaale set setal donc environnement bi moo ciy joué donc ñi ñuy dëkk fii xam nañ suñu tart ni mel dëgg la am nu avancement mais des na parce que bu njëkk ba ñun ñii xam ne tey jii ñun ñii la xam ne ñun ñoo juddoo si ton bi noonu la ñu daan xasee naan Fass kenn du fa tàtt jaba Fass ndax ban mais léegi dañuy yeewu dund suñu të non loolu la ñu daan xasee suñu daan fa balee mais léegi mais des na n'empêche que des na foog ñu dina redoubler d'effort dina defaat suñu quartier waaw. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax peut-être dernier mot message boo xam ne bëgg nga ko lancer. waaw di leen remercier ci accompagnement bi ngeen accompagné parce que tamit nit dina sumb benn affaire mais yéen ñi nga xam ne tey jii yéen force boo xam ne force bu incontournable la parce que yéen a mën a jàllale message yi yéen tamit waa la presse donc ñoo leen remercier di ñaanal tamit suñu mag ñi nga xam ni ñoom leen dëkkal yàlla dañ leen fi bàyyi yàlla dañ leen fi aar ba nga xam ne feebar bi ñu mucc ci te di ko ñaanal ñëpp nag bépp jullit bépp sénégalais di ko ñaanal ñëpp rawatina ñun dëkkal. asalaamaaleykum man la Maurice Guèye Sall alors donc man maa jiite fi xale yi donc ci loolu dañ ciy profité remercier toutes les autorités de cette ville comme le préfet Bamba Ndiaye Bamba Fall Bamba Ndiaye et l'ensemble des autorités du fisc qui nous ont vraiment soutenus en matériel, d'accord, financièrement pour la réussite de cette opération. Donc nous tenons vraiment à remercier toutes les autorités. Les quartiers environnants aussi ont participé. Vous venez de voir tout de suite Boulkher qui nous a envoyé des masques. Donc c'est ça, c'est cette forme de solidarité que nous essayons de cultiver ici au niveau du fisc, entre les quartiers. Donc s'il y a cette à face, les quartiers environnants participent, les autorités participent, les habitants aussi participent. Voilà ce qui se passe exactement en face. Donc nous tenions vraiment à remercier l'ensemble des autorités
préfet, Bamba, d'autres qui nous ont soutenus financièrement. Je remercie aussi ces jeunes qui se sont vraiment organisés pour le nettoyage du quartier aujourd'hui. Donc voilà ce que je tenais à dire vivement. Donc remercier l'ensemble des habitants du quartier et l'ensemble des autorités du quartier. Voilà. Le message fort que vous voulez lancer donc, dans l'endroit des jeunes, y compris également aussi des habitants donc, du quartier. C'est de faire attention à cette maladie qui est en train de ravager. Alors, on a profité de cette occasion, de cette setal, pour donner des masques. C'est lier l'acte, comment dis-je encore, à la parole. Quand tu demandes à quelqu'un de porter un masque, il faut lui donner des masques. Voilà pourquoi on a tenu à remettre à chaque habitant de ce quartier un masque pour pouvoir se protéger contre la maladie. C'est une maladie dangereuse et qui est en train de ravager une partie de la population, surtout les vieux. Voilà pourquoi nous tenons aussi à sensibiliser les jeunes pour leur demander de prendre les mesures barrières. Parce que souvent, au niveau des maisons, c'est les tantes, c'est les oncles et c'est des gens âgés en général. Voilà pourquoi ces jeunes qui se déplacent un peu partout peuvent contracter la maladie et contaminer. Donc voilà pourquoi nous tenons aussi à dire à ces jeunes-là de continuer cette opération, à être vigilants. ay ca mbokk yi mu ngi noonu gis ngeen tey dañu daal di def li nga xam ne moom moo di yenn spécial ñëw fi nga xam ne moom moo di Fass àndandoog Papa Ndiaye gis ngeen accompagnement bu am solo bi nga xam ne tey population bi def nañ ko ñëpp daal di génn rek si set setal bu mag bi nga xam ne moom lañ fi amal waaye au delà set setal boobu itam am na opération takkal sa masque bu ñu def alors gis ngeen sillonné nañ li nga xam ne moom moo di kër yi dugg joxe masque yi mu nekk ay témoignages yoo xam ne itam population bi def nañ ko alors Pape li ñuy def mooy que ne dañuy daal di terminer en beauté du ñàkk am ay remerciements yi nga xam ne nag dañ koy daal di def mais bala ñuy def remerciements yi bëgg naa itam nga daal di yëkkati kaddu jëmale ko si li nga xam ne moom moo di mbir mi comme li ñuy wax rek du ñu tàyyi benn yoon ndax nekk na loo xam ne c'était pas facile ngir nit di ñëw par rapport ak mobilisation bi nan nga def ba daal di mobiliser ñi nga xam ne ñoom ñu askan bi ñu fekk si la si combat bi. waaw c'est-à-dire li ko yombal mooy que ni ñii dañoo baax te xam nga nit ku baax dafa yomb àndal ci lu baax parce que dañ lay gën a bëgg lu baax te ñun li ñuy def nii lu baax la quoi donc ñoom dañ ñu koy gën a soxla dañ ñu koy gën a bëgg loolu moo waral nga gis xam nga famille yëpp génn nañ ci biti muy jigéen ñi muy góor ñi muy mag ñi muy ndaw ñi ñëpp a ngi si biti di def seen doole quoi te loolu mooy l'essentiel parce que loolu lañ ci soxla woon te loolu lañ ci doon xaar parce que ñoom buñ ñu dooleelul woon ñun duñu mën li ñu def nii mais ñoom ñoo ñu dooleel sax parce que ñoom ñoo nekk suñu ginnaaw loolu moo waral ñun ñu mën li ñu def nii donc ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant di leen wax na leen opération takkal sa masque nag kenn ku nekk da nga war a takk sa masque parce que loolu nag moom mooy dëgg quoi parce que bu fekkente ne yow sa wàllu bopp yow mën nga aar sa bopp ci li nga xamante ne mooy doomu jàngoro bi mais da nga war a fexewaale nga aaraale ñi nga xamante nii ñooñu nga bokkal même environnement te loolu moom mooy l'essentiel bi parce que yow mi ndaw mën nga cee génn waaye nag sa wajur bi la jur est-ce que mën na cee génn te risques yi ci ñooñu la ëppee kon donc dañuy woon ndaw yi ñoom ñu jël seen ay motuwaay pour mën a protéger suñu papa yi ak suñu yaay yi surtout suñu maam yi nga xamante ne ñoo ngi ci biir kër yi ci loolu lañ leen di woo di leen ci sensibiliser pour que ñu doxalee ko noonu quoi waaw donc nag bu loolu nag weesoo ñu ngi gërëm ki nga xamante nii moom mooy préfecture monsieur le préfet ñu ngi lay gërëm di la sant di la wax ne la sa taxawaay rafet na appui bi ñu jox nii gis nañ ko yombalal nga ñu ko facilitel nga ñu ko donc ñu ngi lay wax merci beaucoup ñoo ngi wax encore une fois monsieur Bamba Ndiaye bi nga xamante ni moom jënd na plus de 500 masques ñëw indi ko jox ñu ko te ñaanuñu ko parce que daf koo yëg rek xaaral ñu dem solliciter ko mu ñëw defal ñu ko vraiment loolu c'est un acte de noble ñoo ngi ko ciy gërëm di ko ci remercier di ko wax merci beaucoup jeune Rufisque ñi ngi ci ginnaawam surtout quartier Fass ñi ngi ci ginnaawam donc lu mu jàppoon na ko gën a dolli quoi bu laajoon mu làbbaliwaat mu gën a dem parce que ñun bëgguñu lu avancement ci suñu gox te moom la ñu bëgg ci suñu personne aussi tam donc ñi ngi gërëm bépp kilifa boo xamante ni nii
sóob nga ci sa loxo bul xeer fàttewuñ ko parce que bi ñu soxlaa ñëw na def li mu mën quoi Idi Ba ñi ngi koy gërëm aussi tam di ko remercier parce que taxawaayam rafet na UCG la même chose ñu ngi koy gërëm suñu chef de quartier bi tamit ñu ngi koy gërëm fàttewuñ ko suñu iliman bi tamit ñu ngi koy gërëm fàttewuñ ko Linda UCG ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm fàttewuñ ci kenn Albendooy ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax moom maire Colobane Guy Mouride la mais bi mu gisee ñun li ñuy def nii dafa taal otom déplacé wu ñëw ba fii nii rafetlu initiative bi donc ñu ngi koy wax ne ko merci beaucoup parce que Tëngéej benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar waaw télé bi nga xamante ni nii moom moo def déplacement def dérangement moo ngi nekk fii ni Mbaaw su ma juumul n'est-ce pas donc ñoo ngi Rufisque Mbaaw donc ñoo ngi leen di gërëm di leen sant mënoon na leen cee bañ a fekk mais lii nga xamante ni def ngeen ko effort la boo xamante ni vraiment ñoo ngi koy saluer di leen ci remercier di leen ci wax merci beaucoup seen taxawaay rafet na lii la ñuy xaar ci yéen te lii la ñuy séntu ci yéen vraiment merci beaucoup. Le combat continue. Bon sens donc mu nekk loo xamante ne ni c'était kaddu ki nga xam ne moom moo di Papa Ndiaye mi nga xam ne tey moom la ñu àndandoo loolu spécialement ñëw fi nga xamante ne moom moo di Fass donc comme ni ñuy wax rek combat bi dañuy continuer bu baax a baax lépp rek daan li nga xamante ne moom moo di coronavirus en tout cas cant ak ngërëm mu ngi ñeel képp koo xamante ni rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel waaye tamit nag équipe cadre bi nga xam ne ñoom ñoo nekk si gannaaw di si jiite ki nga xam ne moom moo di le grand Sidi merci beaucoup merci également aussi à Ada donc Ada ba yow tamit ñu ngi lay jaar di gërëm mais nag mention spéciale à notre DG le responsable des programmes muy Moussa Ba moom itamit nag mi nga xamante ni day daal di dagg ay itam yëg lépp ñi ñëw accompagner ñu si li nga xamante ne moom moo di mission bu noble bi nga xam ne moom la ñuy def saa su ne ay ci kon mbokk yi xarit yi li ñu leen di wax du leen lu dul continuer leen ngeen daal di limiter seen ay déplacement waaye tamit nag takkal masque bi ñuy wax saa su ne ngeen koy def bu ko defee itam ñu mën a aaru sàmm si li nga xamante moom moo di Covid-19 donc ensemble luttons contre Covid-19 merci beaucoup jaajëf. yàgg nañ ko dégg bi ko seendu mag yi di tëgg GFM des médias RTS 2S RDV wal fajri di wax si musiba bi ñu gànne si Covid-19 muy feebar buy wàlle di takk di jàpp di yàq ma jàppe woon ko caaxaan politique waxi bida ku ne ma nuyu ku ne ma lëng di diri ni oto ndaraan yanke bu ma ci jekku rek diri di mbaraan ku sol lu gàtt wallu yaraax man la ey yow ey ay cakaay feebar bi di tas man ma ne ci ay cakaay ñu ne resté seebu man may dox di yatta yumbe tey ci awa yombe suba ko ñoom ndumbe président ne couvre-feu na 20h ñëpp a fatu may dàqanteeg police yi ni ku bëgg a fatu du ma tëddi 20h laa doon foowe tey maa ngi nii na laaj xaw ma fu ma koy jooy